asalaamaaleykum mbokku internet yi ñu ngi leen nuyu di leen jaajëfal comme ni ñu koy defee tous les matins rek ma ànd seeg équipe bu 24 média bi di leen présenter seen émission rendez-vous ma ci ànd ak sama ñaari chroniqueurs yi tonton Aziz ak monsieur Sène di leen jaajëfal tonton Aziz ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Mati. naka suba si. sant yàlla bu baax. alhamdulilah ñu bàyyi la nga nuyoo ak askan wi. waaw maa ngi lay nuyu di la jaajëfal Mati. di rafetlu bu baax. taxawaay bi nga am ci émission bi di rendez-vous du matin. di la encourager aussi. merci vraiment tu as du talent et que yàlla mën na def nga bokk ci présentatrices yi nga xam ne ñoo gën a xarañ ci chaîne YouTube yeeg ci plateforme jërëjëf alors di sant ak di gërëm aussi mon co-débatteur wala boog mon co-chroniqueur monsieur Sène di sant ak di gërëm techniciens yi nga xam ne ñoo ñu jàppale ci liggéey di sant ak di gërëm mbokk yi nga xam ne ñu ngi bàyyi xel depuis boobu ba léegi ci 24 médias di ñaan rek thème yi nga xam ne ñu fi fas yéene abordé alors ñu wax ci loo xamante ne vraiment nit ñi nañ ci jëriñu quoi. mu mel ni temps yi dañ ñoo daw gisatuñ la fenn de. non c'est pas ça moo amul rek bu ñu nekkul ci waar wi rek ñu ngi ci beneen waar. yow nag waroo di fi géej yow moom waroo di fi géej. amul benn problème. monsieur Sène maa ngi lay nuyu. waaw Tima maa ngi lay fay bu baax a baax. waaw sant yàlla rek xam nga suba si moom instant yi nii des fois di nga xaw a yeewoo yaram bi fasu tuuti mais séeréer moom xam nga bu yeewoo rek xel bi daal di dem si cere day xaw a am cawarte. waaw yàlla doon cere moom. ginnaaw bi mu la nuyoo bi mu la fayoo maa ngi nuyu tamit grand Ziz bu baax a baax en tout cas di am kontaan dem ak bu baax di bokk ak moom plateau yi parce que moom saa su ne toog ak moom rek dañuy jàng lu bëri si moom si xam-xamam di ñaan rek yàlla en tout cas yàlla yokk xam-xam bi bu baax a baax may daal di nuyu tamit yi nga xam ne ñoom ñooy suñu fidèle internet yi di leen di gërëm di leen jaajëfal bu baax a baax. jërëjëf Sène mu mel ni tey ñuy waxtaanee ñetti point yu am solo mel ni coowal sage-femme ba ca hôpital Amadou Sakhir ca Louga mel ni verdict bi daanu na tey ñuy waxtaan aussi ci rapport OFNAC bi madame Seynabou Ndiaye Diakhaté génn na rapport 2020 2019 2020 ak 2021 ñu ngi waxtaanee aussi ci sabotage bi nekk ca TER ba ay câble lu ñu fa sàcc ñu déglu sunu jingal ñu ñëwaat ci émission bi. waaw comme ni ñu ko waxee woon ci ponk bu njëkk bi ñuy waxtaanee coowal sage-femme ba ca Louga mel ni tey verdict bi daanu na mel ni juróom-benni sage-femme lañ woon ñetti yoon toppewu leen dara waaye yeneen ñetti yi dañuy tëdd 6 mois sursis ma leen doon laaj ban réaction ngeen am ci procès sage-femme boobu tonton Aziz. waaw maa ngi lay sant di la gërëm ci laaj bi am na solo trop parce que itam xawoon na yëngal réew mi tuuti. mais il faut que ñu bàyyi xel ne corporation boo gis muy maanaam kuréelu liggéeyukaay boo gis. am na ci ñuy jubal am na ci ñeneen ñuy def leneen. ak corporation boo mënti jël nag boo demee ci jàngalekat yi. dëgg la boo demee ci maçon yi boo demee ci entrepreneur yi boo demee ci architecte yi. mu ngi Sénégal sax. alors boo demee ci corporation médecin yeeg docteur yeeg ñeneen pharmacien yeeg yooyu. bu yàlla sàkk nga dégg un pharmacien. bu génni am diplôme mu ubbi pharmacie. mais bañ a dëppoog li ñuy xaar ci pharmacien. bés bu yàlla sax nga gis jàngalekat boo xam ne dafa tàggat nañ ko formé ko ba mu génni mu def lu wuuteeg li ñuy xaar ci jàngalekat. loolu moo dal suñu mbokku sage-femme yi boo doon def xayma ci sage-femme yi nekk ci Sénégal bari nañu lool. waaye am na un acte isolé bu am à Louga du ñàkk nag occasion la woon pour que ñu régler waale jafe-jafe yi nga xam ne Sénégal yi dañ koy faral di jàmbal. dëgg la ci maternité yi. mais yéene wuñ leen li nga xam ne moom moo leen dal parce que itam ki nga xam ne yàlla daf ko jox cëru loo xam ne ci moom la aju woon moom yàlla suñu borom. parce que sage-femme li yàlla def ci doomu aadama yi ba mu toll ci dimension bu sage-femme war a intervenir pour régler borom. yàlla moo ko def. dëgg la mais xam-xam bi nga xam ne mooy tax kooku yàlla def ci biiru nit ki mucc. ci nit la ko def. dëgg la kon dimension boo yëkkatee sa conscience rek yi yóbbu ko ci benn dimension bi da nga koy def loo xam ne doo ci wut dërëm doo ci wut dayoo
doo ci wut pouvoir doo ci wut leneen li nga ci wut rek mooy fayu yàlla ak fayu jaamu yàlla yi. donc soo demee ba nit toll ci diggante war na lor toll ci diggante ñëw nga war ko assister waaye nga am ci taxawaay boo xam ne jural na la ñu yóbbu la kaso ñu ne déet ñu taxawal ci kanamu attekaay yi. ça veut dire qu'il y a problème. dëgg la donc fii nga xam ne fa la ñu teer tey te mooy ci juróom-benn yooyu ñett ñi ñu bàyyi leen. leen topp ñu leen dara yeneen ñett yi ñu daan leen. ci ay weeru kaso yoo xam ne dañ duñ ko tëdd. avertissement la man maa ngi koy rafetlu parce que itam quand même dina encourager ñi nga xam ne ñi ngi woon ci biir corporation bi te daan def naka sudul noonu dina leen encourager pour ñu jubal. ñi daan jubal dina leen encourager pour ñu gën a jubal. donc loolu daal laa amoon li nga xam ne doon naa ko di ko déplorer bu baax a baax mais aussi di wax rek ne quand même le magistrat bi nga xam ne moo àtte lii génne verdict bi rafetlu naa verdict bi génn ni xale bi nga xam ne. du ñàkk waroon na mucc nekk ak ñun ak wayu juróom bu jigéen bi nga xam ne moo nekkoon ci situation boobu di dolli rek di ñaan yàlla yërëm ko jéggal ko. te situation mel ni vraiment ñu bañati ko dund ci Sénégal il n'est pas question à ce que jigéen war na lor war a mucc. di faatu moom doomam loolu daal je crois que à moins que mu doon loo xam ne yàlla moo ko. dëgg alors mais bu dul loolu moom vraiment tollootuñu fu nit di mucce di ci ñàkk bakkanam. allahumma amiin. Sène mu mel ne dégg nga question bi. waaw Mati ni nga ko waxee di si profité waale rek di masawu waat njaboot ki nga xam ne moom moo ñàkkoon bakkanam foofu donc ñu leen di jàllewaat encore di leen masawu bu baax a baax di wax ne lii nga wax léegi en tout cas xëy na c'était une demande sociale parce que mbir bi bu mu amee donc la société bi wala boobu askan bi en tout cas ñu ngi doon xaar réaction surtout nag de la part de nos autorités parce que problème bi c'était vraiment un problème boo xam ne jéggi na dayoo parce que comme grand Ziz nu mu ko waxee léegi tey jamono dox na ba tey fu ñu nekk te waratuñu sax di xalaat ne jigéen par exemple buy mucc ba di si ñàkk bakkanam vraiment ak médecine fu mu toll ak progrès tey fu mu toll mun nañu wax ne cas bi nii waroon nañ ko dépasser mais malheureusement lu am na xëy na c'était une occasion ou bien ça sera l'occasion pour ñu mun see jàngat bu baax a baax gëstu si profiter aussi nag tirer les renseignements donc comme ni ñu ko waxee sànq rek lii xëy na askan bi mu ngi doon xaar mais aussi au-delà de ces décisions là qui ont été prises dañ si war a def benn jàngat est-ce que tey les sages-femmes yi nga xam ne ñoom ñoo fa doon liggéey est-ce que tey bu ñu doon situer les responsabilités est-ce que elles sont seulement fautives est-ce que responsabilité si ñoom rek la yem moi je dirais non tey au-delà de ces sages-femmes là il devait y avoir d'autres têtes qui devraient tomber parce que les sages-femmes xëy na ñoom ñoo nekk en contact direct avec les malades mais les sages-femmes sont sous la autorité ay ñoo xam ne ñoom ñooy gérer structures yi kooku tam il est sur la tutelle d'un ministère et cetera donc tey en tout cas xëy na aspect boobu rek la ñuy xaw a naqarlu tout personnellement li nga xam ne xëy na kay dañu bëgg a jàpp les sages-femmes comme bouc émissaire maintenant sanctionné leen au détriment maintenant si yeneen ñoo xam ne am nañ si la responsabilité te ñoom yoon fekkuñu leen si te loolu nag daa nekk habitude fii Sénégal tey da ngay nekk si benn situation peut-être nga def benn dégât mais yow bu fekkee nan entre guillemets en tout cas néew si doole dañ la fay fekk note la mais les vrais responsables à chaque fois kenn du leen sanctionné. waaw Sène mu mel ni li nga wax am na solo mais nag dama gis ni sage-femme mooy ki nga xamante ne nii mooy nit ku toll ci diggante war a mucc ñoom ñoo la war a dim man je pense que maanaam discipline bi war a am foofu dama gis ne am ko parce que man jigéen laa comprendre te jaar naa si loolu te des fois da ngay taseeg sage-femme yoo xamante ne nii ñoom genre seen comportement day doy waar maanaam daal duñ faale parce que affaire bi mu amee gis nga ci ay cas yu bari def nañ ci ay émission defati ci ay émission sage-femme yi dañuy négliger lool. mais lan moo waral négligence boobu war nañu ko gasaat encore ba ci biir tey boo jëlee structure de santé yi mën nañu wax ne tey nit yàgg nañ ko jooy nag te l'autre là ñu ngi doon suivre Pape Djibril Fall rek si mu doon def benn émission si plateau avec le ministre de la santé mu ngi ko doon wax que comment dirais-je waa structure de santé bi bind nañ maintes fois ay rapport bref gouverneur envoyé na rapport au ministère pour situation bi nga xam ne moom la structure de santé bi nekkee woon mais ils n'ont pas réagi xam nga foofu négligence bi déjà si autorité bi la comment dirais-je la tàmbale donc dina am ay failles te tey boo ñëwee si situation yi nga xam ne les blouses blanches situation si conditions yi nga xam ne ñoom la ñuy liggéey c'est extrêmement difficile Mati te da ngay jël par exemple benn kuy fajaate pour combien de personnes da ngay xëy da ngay toog ba toute la journée tu n'as même pas le temps nga jéem a génne rek lijjante dara pour mun la lekk sax parce que tellement nombre bi moom moo très bi moom moo pléthorique de telle sorte que couverture bi
dina xaw a métti si ñoom donc coono boobu boo ko jëlee surtout démotivation bi waa ànd gësëm chaque jour fii lañ doon grève di grévaat encore dina dem ba nga xam ne loolu dina indi njeexital autant pour moi si seen liggéey mais nag ne wala damay questionner le manque de négligence bi nga xam ne moom la ñu noté mais tamit damay bëgg a wax ne rek war nañ leen gëstuwaat bàyyi leen xel ba li nga xam ne moom moo nekk seen liggéey en tout cas ñu mun si gën a farlu bu baax a baax. dëgg la tonton Adi mu mel ne dégg nga li seen wax ndax tey jii da ngay nekk en état dem ci sa famille ñu lay seet man lu ma fekkee ñu jël seen téléphone yi di WhatsApp wala tim patient bi mu ngi tëdd nga nekk sa téléphone di WhatsApp ak loolu noonu tu penses que loolu manque de respect la si nit ki wala parce que man jàpp naa ni lu leen état bi jàppalewul loolu bokkul si li nga xamante ne ni état bi ci lu mu war a jug la parce que loo xam ne yow yaa prêté serment pour def ko je pense que da nga ko war a def normal parce que nit ki méttitam lay indi ci kii bi ci hôpital bi pour faju c'est ça xam nga corporation boo gis wax naa ko sànq nit ñi jëluñu leen nii rek parachuté leen jox leen benn liggéey ñu di ko liggéey dañ leen a formé balaa ñu leen di formé dañoo wootee soit concours wala boog ñu def appel à candidature ba nga xam ne profil bi nga xam ne moom la hôpital bi soxla moom la maternité bi soxla moom la pharmacie bi soxla moom nga indi tax ñu recruter la alors bu ñu la recruter ba noppi c'est parce que tu as reçu une formation boobu bu ñu lay tàggat am na lu ñuy tuddee déontologie yaa ngi dégg am na lu ñuy tuddee morale professionnelle alors déontologie morale professionnelle boobu alors boo ko doon xayma tey da nga naan lépp loo xam ne dina taaral sama métier man lépp loo xam ne dina taaral sama métier lépp loo xam ne dina ko jox conscience ba nga xam ne lépp lu may def dinaa ko yóbbu ci niveau boo xam ne moo gën a kawe ci moralité loolu mooy probité loolu mooy morale professionnelle loolu mooy déontologie mu des nag législation moo ay textes yu ñuy bind la article 1 tel article 2 tel article 3 tel lii nga war a def lii waroo ko def lii boo ko defee lii moo la ciy fekk loolu mooy législation kenn dofu ci képp ku nekk ci barabu liggéeyukaay muy jàngalekat bi muy médecin bi muy pharmacien bi muy am na ordre des médecins am na ordre des architectes am na ordre des avocats am na ordre des nangam pour que un des pairs pour defee cool ñooñu ñoo koy atte wax ko ne wàcc nga yoon alors sage-femme bi xam na bu baax li koy xaar xam na bu baax aussi li tax ñu recruter ko teg ko foofu ci place boobu xam na ne ñun Sénégal pays en voie de développement amuñu koom bu tax ni mu amee ci école bi nga war a am ñaar fukki élèves ak juróom wala ñaar fukki élèves di leen jàngal da ngay dugg ci classe fekk fa téeméeri élèves dëgg la noonu mu amee ci école bi am ko ci daara ji am ko ci école de formation am ko université nga xam ne 6 000 7 000 personnes lañ fa prévoir Sénégal nga dem tey di fa fekk dans les 75 000 80 000 étudiants noonu la amee ci hôpitaux yi yow nag yaay xam ne man kat bi may dikk fii xamu naa ne lii moo fi ne mais lii may def ma yàllal ko bi mooy ma setal ko ma sellal ko ma def ko ci lu mu gën a muccee ayib jigéen moroomi jigéenam taxaw ci wet taxaw ci kanamam am métit mu di ko seetaan ba mu sedd loolu vraiment fa la bët yem quoi donc dama jàpp ne rek nañu dellu soit suñu xel defuñu le procès des sages-femmes defuñu le procès des médecins mais nañu xool lan moo ciy seen responsabilité kenn ku ci nekk li nga mën a joyanti pour sa liggéey taaru pour sa liggéey mucc ayib vraiment nga def ko alors ñu defaat aussi taxaw seetlu ci formation yi mu gën a ñoŋ mode de recrutement bi mu gën a ñoŋ nit kenn ku ci nekk nga indiwaat sa conscience bu baax ba nga xam ne sa liggéey di nga ko def ci nu mu gën a muccee ayib kenn du la ci fekk di la ci jam ci dara loolu daal mooy intervention bi nga xam ne bëggoon naa ko def en deuxième lieu ci xew-xew bi nga xam ne moom moo am ci Louga dëgg la ñuy masawu famille bi bu baax seen nga yaakaar ni loolu ban solution lañu am pour mën a régler problème boobu problème sanitaire bi waaw tey Mati xam naa solution bi moom dina jafe du jafe à commencer aussi li nga xam ne ñoom ñoo ŋànk mbirum wér-gu-yaram en tout cas ñu def les moyens nécessaires ba nga xam ne képp koo xam ne rek yaa ngi yëngu si wàllum santé en tout cas yenn jafe-jafe yi doo ko rencontrer parce que santé bokk na si li nga xam ne moom moo yor réew boo limee sécurité lim éducation santé nga cee teg wala sa santé dina leen jiitu donc trois piliers fondamentaux lañ donc mënuñu ñaax yooyu nag boo ko soofantalee rek en tout cas sa dëkk moom dina métti si moom trop pour mu émerger donc ba tax na rek ñuy ñaax encore autorités yi ñu gëstuwaat bu baax a baax ñi nga xam ne ñoom ñooy wàllum waa santé bu baax a baax loolu bu weesoo tamit
grand Aziz wax na ko léegi en tout cas nit ku nekk delluwaat encore sa xel certes déontologie mu ngi fi donc li nga xam ne en tout cas c'est lié au travail si sa liggéey ñu jàng ko déontologie professionnalisme en tout cas ñu koy jëfee te encore au-delà de loolu sax ñu jëfee rek ngir yàlla tax parce que fu ñu nekkee la nit da ngay feebar yaakaaroo fenn fu dul hôpital wax ñu neex rek mun na sax faj malade donc ñu bàyyee xel waaw ñi nga xam ne ñoom ñoo en tout cas maladie en tout cas vraiment ñu yaatal oyofal seen bopp ba nga xam ne njàqare actrice bi nga xam ne moo leen di jógee xam nga moo leen di indi hôpital mu mun a denc si ñoom bu baax a baax. dëgg la tonton Aziz loolu loo ci xalaat ban solution lañ mën a am pour régler solution bi xam nga xaw naa ko junj sànq sax. bon di rafetlu bu baax monsieur Sena fi mu fële sànq quoi mais solution bi man dama jàppate ci ñaar ba ñetti levier la. levier bu njëkk bi mooy école de formation yi nga xam ne fi la ñuy tàggatee ñi nga xam ne ñooy yëngu ci wàllu faj école de formation yooyu nañ fa teg ñi gën a mucc ayib ci wàllu formation. bi ci tegu mooy app mooy durée bi nga xam ne nit ki war a yëngu ci wàllu santé moom la war a def ci barab nañu fexe ba app boobu mu def ko ci barab boobu. bi ci tegu mooy recrutement bi ki nga xam ne moom la ñu war a recruter moom la ñu war a jël pour mu dem ci hôpital wala mu dem ci poste de santé wala mu dem ci dispensaire liggéey fa wala mu war a jaay garab. na répondre ci critère ak profil bi nga xam ne. moom la ñu soxla pour que liggéey boobu mu def ko ci nu mu gën a muccee ay. bi ci tegu nag mooy ñun nit ki quand même bu ñu la formé ba noppi tàggat nañ la. yóbbu nañ la ci barab jàppal ne barab boobu nga nekk yow. yow yaay ambassadeur u dëkk bi. lépp loo xamante ne lu taaral sa métier la lépp loo xam ne lu lay may bu weer dee li ngay am mu lew nga mën ci tedd teral sa njaboot te dara du la ci fekk lu ñaaw wala lu bon def ko loolu mooy conscience. loolu mooy conscience minute bi moment bi ngay yor sa téléphone di manipuler te nga nekk ci heure liggéeyukaay. jàppal ne yaa ngi ci loo xam ne jaaduwul moment bi nit ki am métit di ñëw di wax ak yow nga bàyyi ko fi di wuyu téléphone wala nga bàyyi ko fi di WhatsApp wala nga bàyyi ko fi di Facebook wala nga bàyyi ko def leneen jàppal ne yaa ngi def loo xam ne nit mën na cee loru donc conscience boobu bu ñu ko indee rek. je crois que ne li ñuy jooy ni yëpp yàlla mën na def mu saafara. c'est la personne elle-même. nañ la jox àdduna ak li ci biir na nga am salaire bu gën a faramina ci àdduna mais bu dee liggéey bi nga xamante moom lañ la jox ay dërëm rek nga ci gis doo ci am ngóora doo ci am yàlla doo ci am yeneen. dëgg la mën nga am lu néew yàlla barkeel. parce que ni ngay traité maladie mooy tax. mën ngaa am àdduna ak li ci biir nekk ci hôpital dafa liggéey yor sa clinique di fay ko xaalis bu dul jeex. te loo am mu naaw ni ngelaw parce que justement. amul kenn ku ñëw ba sa xol set. dëgg la donc loolu daal mooy loo xam ne jàpp naa ne bu ñu ko defee. formation bi muy aussi nit ñi indiwaat seen conscience. wane ne nit ñiy ñëw ci yow seeni rakk lañu seeni mag lañu seeni papa lañu seeni yaay lañu seeni maam lañu seeni bàjjen lañu jigéen ji ñëw ci yow yor seen sa âge yu bàjjen wala sa âge yu yaay. jàppal ne sa yaay moo taxaw sa kanam. dëgg la góor gi ñëw sa kanam yi am sa âge yu papa xamal ne sa papa moo ñëw taxaw sa kanam ba pare nag tu avais prêté serment. da ngaa def formation nga waat ne ku ñëw ci man dinaa la jàppale dinaa la def nanga du ci dugal leneen loolu nag da ngay sàmmonteeg moom. dëgg la defee rek yàlla mën na def sutura yi ñuy jooy ni yëpp yàlla peut-être ñu. mu mel ni am na solo mais damaa gis ni nag lépp man moom ci xol yi la rek parce que nit bu amee métit ñëw ci yow. pour man da nga ko war a jàppale rek loolu saafarawu. absolument mais bu nekkee nag ñëw nga ba yëgatoo dara loolu moom. mooy loolu ñu wax ci deuxième poñ bi jiital of nag tey génne na rapport 2019. 2020 ak 2021. ñu tudd ci nag ay turu kilifa yu bari. seen réaction ci loolu. bon ma sama première réaction Mati. xam naa ça va étonner. mais man j'ai un problème avec les rapports de l'OFNAC. non seulement avec les rapports de l'OFNAC mais avec les rapports de tous les corps de contrôle au Sénégal. man personnellement en tant que profane. boo xamante ni sama conscience ak sama xel mu rafet rek lay demee mënuma comprendre les rapports de l'OFNAC parce que déjà dañ la wax ne cumul la dañ la ne rapport 2019 2020 2021 du dëgg su ma juumul alors rapport 2019 2020 2021 alors qu'est-ce qui a fait lan moo tax les rapports de 2019 ca moment bañ ko war a joxee le président de la République joxuñu ko rapport 2020 lan moo tax ca moment dans les 12 mois que compose l'année 2020 le président de la République am na ay toj-toj yu fi am na ay nooxóor yu fi am yoo xamante ne durant 12 mois des gens l'ont fait des Sénégalais
ñu téyewaat loolu mu fekk ci rapport 2019. ñu ñëw rapport 2021 on reste encore 12 mois des gens font des erreurs de gestion de comptabilité ainsi de suite def ay nuxur ça se répercute sur le fonctionnement du Sénégal et des institutions on laisse faire ba tey mois de mai. 2022. 3 ans de cumul. ci ay erreurs ay malversations ay corruption ay yoo xam ne yoon daf ko daan. ñu bàyyi ba tey ñu yëkkati këyit rapport bind ko ci ay pages ñoo jox ko le président de la République. bi nga xam ne su ko neexee tey mu jël coñcoom teg ci bu ko neexee tey mu bàyyi. la justice fait son travail loolu laa jàpp ne man du loo xam ne dina jëmale Sénégal kanam buur dafay mandu réew su bëggee dem. dañ koy teg ci mandute ku nekk ñu jox ko liggéeyam milieu ba ma nekk di fa liggéey da ngay seetlu nit day nekk poste lekk 1000 francs 2000 3000 4000 1 million 2 millions 3 millions 4 millions ba nga xëy suba ñu ne la benn personne lekk na 300 et quelques millions durant un temps T alors que liggéey bi nga xam ne moom la ñu waroon def. ca première année de malversation yi bu ñu ko defoon du yegg 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans ba 10 ans. ñu di ko cumuler 300 quelques millions. kooku lenn rek nga mën ci moom mooy yóbbu ko en prison. dëgg la jeex na. il n'a même pas parce que boo lekkee tey 10 000 suba nga lekk 20 000 ginnaaw suba nga lekk 30 000 ginnaaw waat suba nga lekk 50 000 balaa fin du mois tu as bouffé 1 million 2 millions. Ce n'est pas 300 millions que tu as bouffé cash tout de suite et maintenant. Mais c'est parce que tu as cumulé des malversations ñi waroon liggéey. toppatoo def gestion def xayma defuñu ko ba mu def ay at yu bari mu doon ay millions yu bari kooku leen rek nga mën ci moom mu yóbbu ko en prison. waaw mais nit ki nga jël yóbbu ko prison wala bu di ko jox ndékki di ko jox añ di ko jox reer. bu dee ay mbokkam tax ni wutal ko un avocat dans 2 ans 3 ans ñu génne ko. mais loolu amul sens. c'est vrai na nit ñi def seen liggéey. ces rapports là à mon avis. C'est vrai que corps de contrôle baax na. mais sanction tamit baax na sanction baax na mais man li ma gis mooy ne nit ñi def seen liggéey à temps. entreprise bu nekk am na ay gestionnaire am na ay comptable am na ay auditeur à au temps réel seen liggéey nañ ko def nga xam ne balaa muy yegg ci benn dimension bi benn proportion bi fekk na ñu intervenir arrêter loolu mais sinon le mal sera toujours là. Sène yow lan ma sa réaction. waaw Mati ñun moom xam naa léegi Sénégalais yi boo leen tuddee ay rapport of nag yooyu sax da leen di xaw a jàppale daan quoi parce que dëgg-dëgg lu ñuy xaar ci corps de contrôle yi moom njeexitaay bi ku def naka sudul noonu yoon teg la loxo mais Mati lu jaaxal population bi jarul woon sax ñu xaar rapport of nag yi parce que am na ñoo xam ne ay autorités bien placées yoo xam ne fii lañ toog plateau de télévision mais ñoom d'accord nañ lu ñu tuumal ñoom la dañuy dóor bu baax tudd ay tur nit ñëw kooku sax bu weedee bu dee pépp ma génnee ku wax loolu kay Mati kooku kay dëgg-dëgg bu fekkoon dans un état de droit dans un état normal kay émission boobu mënul jeex te newuñu waaj ci kër yóbbu ko loolu am comme doyen nu mu ko waxee léegi of nag yàgg na fi di fi génnee ay rapport ba sax comme Ibou Ndafa laay wax xam na Ibou Ndafa moom ñëpp la comme Ibou Ndafa bu ñuy jébal rapport yi moom nee na bu gisee yoo xam ne moom arrangé wu da siy teg coñjam gay kon kay rapport yi moom est-ce que jarati na sax ñu koy yëkkati di rédiger vraiment doy na waar parce que fii moom daa mel ni dañuy dem ba bëgg a comment ériger li nga xam ne moom mooy mbuxum mu nekk yoon te luñ si ñaawlu sax daa mel ni justice bi daa am ku ma amul ndey ak ku ma am ndey te bu fekkee sa rapport en tout cas yow moom xam naa beneen côté bi nga nekk dañuy lijjanti par contre nag boo demee si biir aussi bu fekkee rapport bi sa laal ñun daal dañuy daal di tegee ne rapport bi te nag loolu ça ne rime pas avec un développement tey mun nañ wax ne si li nga xam ne moom mooy coow li yëpp violence yi nga xam ne moom moo am surtout en Afrique de l'Ouest c'est lié à la corruption tant que corruption baa ngi fi violence bi manque d'insécurité bi du jóge suñu réew loolu moo ñu sonal mu mel ne am na solo comme ni ngeen ko waxee rek réew mi moom yëfu kumba am ndey ak kumba amul ndey comme ni ngeen ko waxee ñi am daal ñu ngi ci kaw ñun ñi ñàkk ñi nag moom mooy loolu noonu mu mel ne terre bi ay samba booy dugg nañ fa saboté ko sàcc câble yi fa nekkoon mais acte boobu yéen lan na ngeen ko gisee waaw Mati en tout cas loolu ñun dañ koy naqaru rek comme ñëpp nañ ko naqaru loolu moom kenn du ko rafetlu parce que daa nekk loo xam ne xaaruñu ko si li nga xam ne moom mooy suñu en tout cas suñu askan parce que tey terre bi teeru ñëpp la terre bi ñëpp a ko bokk xëy na nguuru Macky Sall la tombeel mais terre bi du teeru APR du teeru waa Yewwi du teeru waa teeru dëkk bi ne teeru ñëpp la li nga xam ne nag ñëpp ñoo ko bokk
waruñu ko en tout cas di ko salfaañee noonu surtout jëfin bu ñaaw boobu. mais loolu aussi yàgg na fi nag. yàgg na de fii yàgg nga génn fii léegi da ngay génn fii léegi gis sur la route en pleine route. ébu yi ñu dindi couvercle bi bàyyi fa tourné yambalang ñu bagg fa dem jaayi ko feeraay. et pourtant kenn du si wax. da ngay romb fii léegi benn pont bu am ay weñ sax. gars yi soxla fii jagati weñ bi dem jaayi ko. wala sax ay fil téléphonique et cetera. yàgg na di fi xew. kon lii nag day mel ni rek comment dire c'est un fait comme yeneen yi. xëy na nag peut-être ñu ko def mesurer wu ñu ampleur bi nga xam ne lañu def parce que terre bi aussi. terre bi daa nekk loo xam ne en tout cas infrastructure boo xam ne maanaam dafa am valeur. te tey bu ñu doon wax sax au-delà de cela xam naa peut-être point bu ma naroon mujjee c'est des points sensibles. yoo xam ne tey état bi en tant que tel waroon na ko mën a jël en charge ba li nga xam ne xew na dootul am. mais aussi doyen daa am lu mu wax sànq. c'est-à-dire da ngay dugg sàng rek mooy dañuy porox ndalu si jikko yi lu ñu doon wax sànq nit ñi ñoom ñoo feebar seen bopp ku feebar nag moom foog nga faju parce que sinon ay actes yu mel nii rek ngay def parce que ñooñu xam nga tey nit ku normal dëgg koy xalaat tey di nga jomb dem sëgg foofu dinaa da ngay dagg ay filu terrain 60 mètres dëgg sama gars am nañ jot donc dara yëngalu leen si xalaatuñ ne lii ñuy def kat ah mën na jur lii mën na jur loraange et cetera te mën na jur loraange bu xaw a dégg doy waar parce que mën nañu wax ni communication bi si terre bi yëpp fa lay jaar donc une fois que nga coupé communication bi nag donc là tu mets en danger dund yi nga xam ne moom moo nekk les passagers. mu mel ni ñu ngi remarqué ay problème d'insécurité si réew mi. muy côté yëpp nag bu nekkee tey terre bi keroog stade ba xam nga nit ñi dañuy yaakaar yéen problème insécurité boobu la yéen la ngeen si xalaat qu'en pensez-vous. bon. seen. Mati en tout cas insécurité bi moom. tey mën nañu wax ne newul sa Sénégal kese. mais dafa nekk loo xam ne en tout cas comme nan laa ko mën a waxee sax en tout cas yàqal na képp kuy muy autorité di quelqu'un qui est averti. en tout cas c'est un problème majeur nag tey aussi sécurité bi l'insécurité bi autant pour moi c'est un peu lié à cette pauvreté bi bu ñuy gis ni parce que pauvreté bi tant que mu ngi fi ça va accentuer l'insécurité parce que li ñu gis keroog stade ñu gis ko ci terre bi aussi ce n'est que le reflet de la pauvreté. comme ni ñu doon waxtaanee démb rek dama gis ni tamit état bi peut-être bu ñu joxoon foo xam ne ni ndaw yi nañ ko mën a liggéey du am jot boobu noonu. très bien fa laa doon jëm. parce que boo xoolee loolu yëpp nit yi dañuy yegg benn étape boo xam ne. extrême pauvreté. boo xam ne di leen di pousser ñu def loo xam ne waruñu ko woon def. di nga gore mais am na foo yegg à un certain degré sa ngor fee lay tegu di nga gore nag mais boo buggee dee ndax xiif. Mati je t'assure di nga génn dans la rue di nga agressé di nga def naka sa dul noonu keroog ndaw yi bu ñu demee stade bu bugg a dugg stade mënuñu ko. lu ñu def ils ont forcé les barrages. dañuy forcer. loolu bu fekkoon ñëpp am ticket ñëw ou bien les moyens nga jënd par exemple sa billet ñëw toog. wala par exemple nga am un certain benn niveau de dund. yow tu vas pas ça doo dugg si yenn détails parce que doo am temps bi te boo waroon xëy liggéey fële sa place mais yow doo xëy 8 heures dem toog stade ba. presque ñu forcé barrage yi am na ñu si ëpp ñu bëri laa wax de xëy na peut-être en tout cas ay taabale mais quand même du caution aussi ñu koy comment dirais-je newul raison aussi ñu koy mun di accepter li ñu def aussi si au niveau si terre bi mais d'après même ay images yu fuité xaw ma c'est vrai ou bien c'est pas authentique parce que ñu weddi nañ ko d'accord nañ ko mais gaaw nañ ba dem jaay xaw ma les câbles là au niveau si benn marché de la place donc jaay bi qu'est-ce que ça reflète mooy ñàkk moyen bi rek te ki nga xam ne am na koom-koom en tout cas mu ngi assurer ses 3 dépenses quotidiennes il ne va pas s'adonner dem di comment dirais-je di tal dagg ay câble ba xëy na peut-être loo xam ne mën na jur ay accident donc pour wane ne rek insécurité bi c'est lié à cette pauvreté l'État nag gagnerait à ce que en tout cas mu investir si ay secteurs yoo xam ne c'est des secteurs en tout cas créateurs d'emploi yoo xam ne dina mën a jural ndaw yi ab xëy képp ku nekk koo xam ne rek nekk am ndaw am si loo xam ne loo yëngu vraiment doo am sa jot dugg si yenn détails yi. noonu tonton Aziz. waaw man de wax dëgg yàlla li ma waxoon sànq lay waxaat rek. gis nga réew. surtout ñun Afrique surtout ñun fii au Sénégal dañu am loo xam ne moo téye woon dëkk bi moo téye woon réew mi mu doon ay ngor kersa muñ
njàmbaar daan sa doole ñeme ñaq. yooyu la ñu doon ci suñuy maam. valeurs yooyu alors foog ñu indiwaat leen te valeurs yooyu pour ñu indiwaat ñaar lañu war a fonk mooy école française ak daara. école française kenn mënatu ko fi jëlee sax na fi béjjën màggat na fi pour déjjati ko fi dafay jafe. ay langue nationale ak leneen ci am je le dis haut et fort du yomb. du yomb mais li fi jot a nekk as néew mais nañ ko sénégaliser ñun dañu am suñu ay valeur école bi nañ ko delloowaat sa mission régalienne première te mooy éduquer former. La famille, cellule de base de la société. Ñun de moom lañ jàngoon au C1 C2. La famille est la cellule de base de la société. boo demee nga xam lan mooy cellule. la plus infime partie ci organe. loolu foog famille yi papa yaay bàjjan impaañ maam foog ñu delloowaat jëlaat seen responsabilité ci xale yi. la société à partir du quartier. sama dëkkandoo le voisin immédiat ka ca toppaat ma am droit de regard sur ses enfants mu am droit de regard sur mes enfants. kenn ku nekk bàyyi xel ci sa njaboot. état bi ngir yàlla ak yonent mu jëlaat ay responsabilités. man damay yar. toi tu es enseignant, tu es professeur en ton école. monsieur Sarr il est professeur dans son école. day former xale bi ci biir école bi. à 14h mu libéré xale mu dem ci kër ga. li mu construire de 8h à 14h mu dem à la maison on déconstruit li professeur bi jàngale. c'est ça mu toog jàkkaarloog télé bi li mu construire am koo xam ne amul CFEE amul BFEM amul bac jàngul daara xamul xaddis xamul aaya toog ci télé bi sol costume cravate déconstruire li xale boobu jàng am na lu muy demee sax peut-être papam ne ko kii dañoo bokkoon classe 1 la daan am chaque jour il n'avait jamais la moyenne. tey mu yor lu baayam yor. dëgg la di dawal lu baayam dul dawal. di liggéey fu baayam liggéeyul. mais xam nga xale bi lu muy wax. mais sama papa daf may nelawal rek ah parce que mu ne ni kii il était le plus médiocre à l'école. il était le plus nul à l'école. il roule en 4x4 il est député il est ministre et ainsi de suite donc li ñuy jàngale école. ak en réalité dans la vie courante. ni ñuy promouvoir nit ñi bokkul. donc man lu mu am jëf. loolu moo indi suñu problème au Sénégal. nañu delloowaat valeurs yi. nañu delloowaat éducation ak xam. delloowaat formation ak xam. état bi jëlaat responsabilité li war a daw ci télé bi ñu di ko xool. li war a génn ci rajo bi di ko xool réseaux sociaux yii nii Thione Seck dama ko dégg mu ne Papa Thione yàlla na yàlla yeesal yërmande ci moom dafa ne lu waaye di def di ca torox. keneen tedd na ci am na koo xam ne depuis tant d'années mi ngi ci réseaux sociaux yi mi ngi ci Facebook bi. mi ngi ci WhatsApp bi mi ngi ci Instagram bi mi ngi ci Skype mi ngi ci leneen mais doo mas a gis mu bind lu ñàkk fayda wala mu wax. dëgg la éducation la. mais boo jëlee nit ki formé woo ko éduqué woo ko jël benn jumtukaay teg ko ci loxoom mais bu. néew ma la réew mais boppam lay njëkk a taal. à mon avis il faut que ñu delluwaat éducation ak xam. delluwaat formation ak xam donc tout tourne autour de ça. acte bu nit def nit ñi critiquer ko. acte bu propos bu nit wax muy saaga kilifa mais ana ban kilifa léegi nga déggate mu ñeme yëkkati kàddu. dañ lay duut baaraam. amul nag kilifa boo mënti doon je ne veux pas nommer amul noo mënti toll. doo def discours tout de suite à la seconde on commente ton discours. wax ci nag lu leen neex avec un du ma wax liberté mais avec un libertinage extraordinaire foofu lañ toll moo tax kilifa yëpp léegi fattu nañ toog tëj seen génn donc Sénégal vraiment nañu xam ne réew mi. bu tàkkee kenn du ci mucc. dëgg la. ku nekk delluwaat jël say responsabilité. dëgg la mu mel ne am na solo état bi nañu gestuwaat bu baax jeunes yi. parce que problème yi. dafa am lu ma fàtte. monsieur Sène nga baal ma. alors par rapport à l'emploi. gis nga jeune bu ci toog di xaar état jox la emploi. man de le conseil que je donne aux jeunes mooy entrepreneuriat bi ndeysaan dama fa mbokk mu mës a wax ju am solo il est conseiller en entrepreneuriat mu ne ma man dès qu'on a sorti le concept DER délégation à l'entrepreneuriat rapide nee na j'ai tiqué. parce que xam naa financement rapide mais entrepreneuriat rapide. salaamaaleykum maaleykum tey suba ma jox la xaalis nga dem def entrepreneur déedéet entrepreneuriat dañ koy jàng. sama mbokk pël Fuuta bi nañ ma baal parce que li may wax aayul. Guinée lay jógee ñëw. dal ci kër gi ñu bàyyi ko une semaine 1 mois muy dugg ci dem ak ñëw ba xam quartier yi. mu ñuy jox ko plateau. mel na layu. defal ko ci mbuusu tàngal. ñetti doomu guro. ñetti soccu ñaari petit cola. ayo mu jaay ko 1 mois. mu dem ba yàgg ñu daajal mu dem ci menuisier ñu daajal ko benn boutique mbagg. mu def ko 6 mois.
nga xëy ba fekk mu daaj benn cantine bu daw soxnaam tekki wetam yor gerte sàmkaay di sàmm tëral doom ji fi ba yaa gis mu def plateau di jaay ay fruits entrepreneuriat noonu lañ koy defee da ngay tepp ba yegg fenn fi jànkoonteeg ay difficulté yooyu ak obstacle yooyu moo lay former ba bu ëllëgee di nga am benn genre bagage boo xam ne dina la may lii ngay yëngu nii nga mën ci am loo tedd teral sa njaboot mais salaamaaleykum maaleykum salaam jàngoo dara amoo benn diplôme xamoo dara amoo benn qualification je te donne 1 million 2 millions 3 millions 4 millions ba pare di demande ay résultats ba pare di demande nga remboursé fan lañ mujjee yow les 4P non les 4P les 4P c'était préfet procureur prison préfet procureur prison ak lan mun na benn P foofu lañ mujjee xale yi le préfet moom moo éligible moom moo rendre ce dossier éligible le préfet intervient il saisit le procureur te defar à la police prison et préfet procureur police prison fa lañ mujjee xale yi les 4P je suis désolé parce que justement on leur a donné des sous te voilà quoi waruñu leen naka la ñuy mu mel ne am na solo tonton Aziz moom warul di fi géej moom parce que moom dañuy tegal man de xam nga day mu mel ne li ñu cërale woon ci ay simili jeex na ñuy tonton Aziz nga tàggatoo rek waaw di la sant di la gërëm et puis di la wax ne vas-y fonce rien ne peut te retenir il suffit juste d'y croire et puis de te lancer je te prédestine une chroniqueuse et une reporter journaliste vraiment de haute facture et de haute qualité. Merci. Donc il suffit juste d'y croire maa lay encourager bu baax a baax di encourager ak di féliciter ñoom monsieur Sène parce que ñoom ils sont toujours là jàpp ci yëf yeeg yooyu di sant ak di gërëm mbokk mi nga xam ne c'est lui le promoteur de cette chaîne là muy Arona Bodian Sarr di sant ak di gërëm aussi ñi nga xam ne depuis l'installation de cette chaîne là ñi ngi ñu topp vraiment di ñu déglu di ñu seetaan di ñu jàng les fidèles de la 24 médias ñooñu aussi vraiment di leen sant leen gërëm di wax rek mbokk yi ne fii la affaire bi fii la parce que tous les matins on va développer des thèmes yoo xam ne intéressé na askan wi yëpp donc di la sant ak di gërëm di sant ak di gërëm monsieur Sarr di sant ak di gërëm monsieur Sène di sant ak di gërëm mbokk yi nga xam ne ñoom ñoo doon bàyyi xel ci le rendez-vous du matin monsieur Sène waaw ñu ngi doon kontaan bu baax a baax di am mbégte rek bokk ak plateau bi ak yow bi nga xam ne macha allah yaa ngi nga trop fi nga génn moom nooy na xam naa Sarr moom dina kontaan trop te xam naa émission bi lay xaar mu jeex bu mu daal di la wax ku la kan moo la habillé tey ba ci profité tamit rek di gërëm Aziz en tout cas vraiment merci beaucoup ni mu ko waxee si njëlbeen en tout cas ak moom dañuy jàng lu bëri ba tax na saa su ñëwee fii rek ñu dalal ko dañuy daal di kontaan bu baax a baax may gërëm tamit mbokk internet yi rek ak ànd bi nga xam ne ñu ngi koy ànd ak ñun ma leen di ñaaxaat rek ñi daal di abonné parce que loolu dina bokk si li nga xam ne dinañ jàppale bu baax a baax dinañu yokku courage tamit may gërëm tamit te moom ko assuré technique bi Arona Bodian Sarr ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax ci liggéey bi nga xam ne daal mu ngi koy liggéey acamat yi kon ñu ngi lay béggee bu baax a baax ñu ngi leen di jaajëfal mbokk internet yi di leen souhaiter une bonne journée leen bàyyi ba suba ak jàmm incha allah ñu yendoo jàmm merci beaucoup